لله نحمده أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Musulmans mes frères, musulmans mes sœurs, sachez que les communautés se trouvent aujourd'hui dans l'obligation de vivre en paix tant que cela est possible, car il est d'un ordre impératif que des mécanismes de contrôle soient définis et entretenus par les membres d'une même nation pour préserver cette notion de paix dans sa singularité et sa pluralité. Aucune société ne peut connaître le développement en dehors de la paix. Une vie sans paix est une vie sans âme. Et personne ne peut prétendre donner sens à sa vie, quels que soient ses moyens et possibilités, si elle se trouve être privée de cette paix. Beaucoup de sociétés ont vu leur dignité bafouée, leurs ressources pillées, leur sécurité hypothéquée, leurs infrastructures détruites, leur mobilité réduite, leurs femmes violentées et violées, leurs enfants maltraités et leurs hommes exilés par absence de paix. Ainsi, il est de notre devoir aujourd'hui de faire appel à toutes les composantes de la société pour donner corps à cette paix, afin d'éradiquer toutes sortes de violences. Chers frères et sœurs en la foi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa clémence et sa magnanimité, facilite à un peuple en leur donnant des conditions de vie acceptables et enviables telles que la sécurité et la pitance, et que ces derniers ne les utilisent pas à bon escient, force est de constater que leur perte embarquera cette société dans des horizons orageux et sans succès. En effet, il est de notre responsabilité de valoriser cette bénédiction d'Allah en s'inspirant de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a usé et profité pleinement de ces moments de paix pour élargir sa base et discuter intelligemment des goulots d'étranglement qui pourront endiguer la cohésion sociale et qui seront éventuellement source de violence s'ils ne sont pas évités. Toute société qui refuse catégoriquement ou hypocritement de dialoguer et de communiquer convenablement en temps de paix va basculer dans une série de violences inexplicables, car certaines de ses composantes seront peinées par cette paix qui ne leur profite pas. On se souvient des premiers jours de l'islam quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'interdisaient toute forme de violence en évitant de répondre à toute provocation venant des Qurayshites et que ces derniers en abusaient pour abréger la vie de certains compagnons et de leur priver de leurs biens. Ainsi, autorisation a été donnée aux musulmans pour qu'ils ripostent afin de préserver leur vie et leurs biens. Une dualité sans précédent est ainsi ouverte et les conséquences fâcheuses. Une société sera basculée aussi dans la violence si les justiciables se sentent menacés par une justice sans justice. Les litiges sont tranchés en faveur des plus nantis ou des dirigeants. Ceux qui sont de la mouvance présidentielle jouissent d'une immunité inqualifiable. Leurs statuts leur permettent de bénéficier à beaucoup d'avantages et de sortir des mailles de la justice selon leur goût. Ils peuvent s'adonner à n'importe quelle infraction sans être sanctionnés. Un pacte d'allégeance envers un leader politique suffit pour se tirer d'affaire. Dans ce cas, ceux qui se sentiront être lésés par ces justices à double vitesse
trouveront leurs propres voies et moyens pour se faire justice, car le pacte de confiance qui devrait faciliter et régir la relation entre justice et justiciable est rompu. Certains membres de cette même société qui ne font pas confiance à la justice s'organiseront pour contrecarrer toute décision de justice qu'ils jugent partisane et politique. Ils se verseront dans la violence en pensant qu'elle est la seule arme qui leur reste. Et ils ont l'habitude de dire que seule la lutte libère. En effet, il urge aujourd'hui de garantir à tout un chacun une justice juste et équitable, qui traite tous les membres de la société sans concussion ni compromission pour éviter toute violence. Le Coran nous édifie en ces termes. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna nas bil haqq wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Inna alladhina yudilluna an sabilillah lahum adabun shadid bima nasu yawm al-hisab. Ô Daoud, nous faisons de toi un vicaire sur terre. Juge entre les hommes en toute équité et garde-toi de suivre tes penchants. Si tu veux rester dans la voie du Seigneur, car ceux qui dévient de la voie du Seigneur subiront de terribles châtiments pour avoir oublié le jour du jugement. Chers frères et sœurs en islam, les jeunes qui sont déjà à risque d'aliénation sociale éprouveront davantage ce sentiment s'ils n'ont pas d'occasion de se faire entendre sur les questions qui les touchent directement et dans l'immédiat. Et, par conséquent, de ressentir une perception de soi négative, plus de méfiance envers les autorités, ainsi qu'un sentiment d'impuissance et d'exclusion de la collectivité en général. Or, durant leur vie, les jeunes proposent des idées nouvelles et innovantes ainsi que des solutions inspirantes pour les problèmes qu'ils rencontrent. À divers égards, les jeunes sont les mieux placés pour savoir ce dont les autres jeunes ont besoin. Ne pas leur donner la possibilité de s'exprimer dans nombre de domaines qui les concernent immédiatement, leur transmettre
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبوة بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ñangi sant borom bi subhanahu wa ta'ala di julli ci yenentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñangi sédi di deugal ni amul kenn ko yoñu kay defal lépp lu ñu tudde jaamu ku dul mom borom bobé subhanahu wa ta'ala ñangi julli di salmal ci yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw ci lolu mbokk yi ñu ngi leen di dénk sunu bopp ñu ànd ragal yàlla bu ñu wété ragal yàlla bu ñu wéttaliko ragal yàlla fu nu mënti nekk bu nu ragalee yàlla jafe-jafe bu nu nekk yàlla subhanahu wa ta'ala dana nu ci génne bu nu ragalee yàlla dana nu may xam-xam may nu it ñu ràññee ci sunu xam-xam bu nu ragalee yàlla subhanahu wa ta'ala dana wàcc xéewalu asamaan dana génne xéewalu suuf bu nu ragalee yàlla subhanahu wa ta'ala dana nu sàmmal boppam bu nu ragalee yàlla subhanahu wa ta'ala dana nangu sunuy jëf te bu ëllëgee dana nu boole ci ñi nga xamante ni ñooy jéggi siraat ci gën jaa rafet jéggi gannaaw ci loolu ñu ngi leen di dénk sunu bopp ñu sellal sunuy jëf lu jëf rafet lu jëf bëre ba borom bi subhanahu wa ta'ala taxul jëf jooy perte la jëf jooy ñàkk la te kat borom bi subhanahu wa ta'ala nee na ëllëg yawmal qiyaam danaa wax ñi nga xamante ni doon jëf ngir kenn wala ngir lenn dem leen ca ña nga xamante ni ñoo taxoon ngeen di jëf bi ngeen di nekk ci àdduna ngeen xool ndem di ngeen fa fekk aw fay te buñ demee duñ ko fa fekk ñu ngi leen di dénk sunu bopp ñu moytu shirk mooy ñu bañ a bokkaale yàlla subhanahu wa ta'ala ci li nga xamante ni moom yàlla moo koy def te jëme ko ci ñun muy rububiyam moom rek moo ko mën di ko def te jëme ko ci ñun keneen mënulunu ko buñ ko ci bokkaale ñu bañ a bokkaale yàlla subhanahu wa ta'ala ci li ñuy def jëme ko ci moom muy uluhiyam lépp li nga xamante ni jaamu yàlla la buñ ci xajal kenn xaju ci yàlla subhanahu wa ta'ala rek mooy ko yooyu di koy jaamu bu ñu bokkaale borom bi subhanahu wa ta'ala ci ay turam buñ ko bokkaale ci ay melokaanam gannaaw ci loolu ñu ngi leen di dénk sunu bopp ñu roy sunna yonent yàlla muhammad moom kat borom bi subhanahu wa ta'ala moo ko tànn wóolu ko jox ko aw njub amul wenn yoon wuy tax nit mën a baax lu dul yonent boobee wan nanu it naka lañ ciy dugge laata mu fiy jóge amul wenn yoon wuy tax nit mën a sànq lu dul yonent boobee wan nanu it naka lañ ciy mucce laata mu fiy jóge kookee bu jàngalee ba dem ñu bàyyi la mu jàngale woon di def leneen la nga cay dégg mooy ñëwam amul woon njëriñ te moom ñëwam njëriñ la ba mu jeex tàkk gannaaw ci loolu mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ni réew mi toll na fi nga xamante ni daanaka baat yi ngay dégg la ci gën a bëri boo ko xoolee yëpp mu ngi aju ci li nga xamante ni mooy ci violence nga koy constaté ci sphère yëpp place yëpp boo demee da nga fay fekk daanaka li ëpp ci li nga xam moom la ñuy jëfandikoo mooy violence mooy mettital mooy taral boo ko xoolee ci wax boo ko xoolee ci jëf boo ko xoolee ci jëflante lépp da ngay gis ni li gën a not ci jëflante doomu aadama yi tey mooy li nga xamante ni mooy violence daanaka sax dama koy faral di wax boo xoolee tey suñuy ndaw ñi ñu gën a bëgg waaraatekat yi ñu gën a bëgg mooy ñi nga xamante ni ñoo gën a metti ci seen waaraale boo xoolee tey ñi ñu gën a bëgg ci ñi nga xamante ni mooy ci mbër yi mooy ki gën a soxor ca biir làmb ja boo xoolee tey ki ñu gën a bëgg ci espace politique bi ak feneen mooy ki gën a metti ci wàllu wax yi boo xoolee ki ñu gën a bëgg tey sax ci wàllu jëflante mooy ki gën a taral ci lépp li nga xam mooy doxalin loolu nag société bu demee ba toll foofu analyste yi xalaatkat yi war nañu mën a xool lan moom yóbbu suñu société ba violence boobu dem ba nu incarné ko mu nekk ci suñu biir ci suñuy doxalin ak suñuy jëflante ak suñuy waxin lépp mu feeñ ci te loolu bokk ci ne ci yi nga xamante ni mooy échec yi gën a rëy alquran daf ñuy xamal ni amul lu gën a rëy ci kaw suuf jàmm li ci nit mën a tabax jàmm li ci nit mën a def jàmm li ci nit mën a baaxal mënu ko baaxal ci beneen espace bu dul boobu réew yu bëri tey lépp lu fa nekkoon ci ay ressources ñàkk nan ko ngir ñàkk jàmm réew yu bëri tey seeni ay nit toroxal na leen génn leen seeni dëkk ngir ñàkk jàmm réew yu bëri tey seeni jigéen sonal na leen génn leen violenté leen yàq leen parce que amuñu jàmm réew yu bëri tey seeni ndaw génn nañ fa dem feneen ak feneen wala ñu yóbbu leen sàcc leen yóbbu leen ci feneen ak feneen ngir li nga xamante ni mooy ñàkk jàmm réew yu bëri tey nit ñaa ngi am lu nu lekk mais amuñu fu ñu ko lekk wala bu nu amee fu nu lekkee taluñu koo mën a lekk ngir li nga xamante ni mooy ñàkk jàmm parce que borom bi subhanahu wa taala dafa tabax ci suñu dund li nga xamante ni mooy dund gu war a lalu ci jàmm amuñu lu ëpp li nga xamante ni mooy jàmm yonent yàlla Muhammad nee na jullit bu xëyee suba boromam may ko lu mu dundee
may ko wér gi yaram ba mu tal koo mën a lekk mu ni amul ci bis boobu lu ëpp xéewal googu. jullit bu xëy suba boroomam may ko lu mu dundee may ko mu tal ko mën ko dundee mu ni yàlla subhanahu wa taala mayul nit ki lu ëpp loolu ci bis boobee. kon li nga xamante ni mooy jàmm nan ko jëfandikoo ci nin ko war a jëfandikoo bu boobaa mu mën a am jeexintal ci suñu société. bokk na ci yi nga xamante ni mooy indi ci société yi violence danaa ci lim yenn yi même bu fekkee du ma appesantir ci type de violence yi parce que benn bu nekk alquran ñëw na ci. boo waxee ci violence physique alquran tudd na ci wa katabna fiha alayhi anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni wa sinna bis sinni wa juruha xisaas. yooyu violence physique la mooy alquran ma ngi wax ni ku tëj bëtu jàmbur nañ tëj bëtam ku domb ba ñu jàmbur nañ domb ba ñëm loolu mu ngi aju ci wàllu violence physique yi. am na ci li nga xam ne dafay aju ci violence verbale ci kaddu yi nga xamante ni kaddu yu naaw la jëme ko ci doomu aadama ngir yàq ko alquran kay wax inna alladina yuhibbuna an tashia al fahisha fi alladina amanu lahum azabun alim fi dunya wal axira. boo ko xoolee même ba ci violence sexuelle bi nga xamante ni mu ngi am alquran mu ngi ci wax wala tukrihu fatayatikum ala albiga in aradna tahassunan lillah. même bu fekkee nit ki bëgg na sàmm boppam mu ni bu leen ko forcer di ko yóbbu ci mooy yàlla ngir sàkku ci li nga xamante ni mooy ay pepp adduna. boo ko xoolee ci type de violence yëpp benn bu nekk alquran wax na ci mais boo xoolee lan mooy source yi li sabab dëgg-dëgg violence ci ab dëkk bokk na ci yooyu mooy yàlla may leen jàmm te jëfandikoo wunu jàmm ja nan ko war a jëfandikoo. jàmm xéewal la ku ko yàlla defal na loolu rëy mais bu la yàlla joxee jàmm te jàmm gi ni nga ko war a jëfandikoo woo ko li muy sabab mooy ëllëg ñu versé wu ci violence. yéen ñëpp yéen a ngi jàng ci bis yu njëkk yi ci islam alquran daf ñuy jàngal ni li yàlla doon tabax ci yonent yàlla Muhammad mooy nanu fexe espace bi nekk ci espace bu jàmm bu boobaa jullit yi li ñu bëgg doxal mën nañ ko doxal te jafe-jafe doo am mais jàmm jooju yonent bi doon bëgg tabax alam tara ila alladhina kuffu aydiyakum wa aqimu salaa alquran di leen interdire lépp li nga xamante ni type de violence la te ñuy jokkoo ak seen borom. mais yéeféer yu poussé leen xuraysh yu poussé leen ci li nga xamante ni mooy ñu dem ba sës dem ba nga xamante ni jàmm jooju ñu bëggoon teg ci société bi jàpp nañ ni jàmm ji amul njëriñ parce que ñin ko seqal jëfandikoo wunu jàmm ji ci nin ko war a jëfandikoo li mu indi mooy yàlla jox leen ndigal ci ñu fayu. uzina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir. parce que jàmm ji ñu bëggoon instauré nekkul jàmm ji nga xamante ni jàmm dëgg la. moo tax booy fàttali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam protocole de paix bi ñu njëkkoon signé ca sulhu Hudaybiya moom bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko signé mais bi ñu demee ba xam ni dañu bëgg jëfandikoo jàmm ji ngir faagaagal ko dafa génnaat ci li nga xamante ni mooy ci loolu parce que dañu bëggoon jëfandikoo jàmm ji pour faagaagal ko. donc violence bokk na ci li njëkk tabax mooy ñu instauré jàmm mais jàmm jooju ci boppam kenn ku ne jëfandikoo ko ci ni ñu ko war a jëfandikoo nit ñi bu ñu demee ba sentir ni jàmm ji amul ci ñoom njëriñ. li muy sabab ci moom mooy ñu jëfandikoo violence pour régler seen ay problème bokk na ci li nga xamante ni aussi mooy indi violence ci société mooy bu ñu demee ba nga xamante ni ñu dénk ñu war a àtte nga xamante ni litige yi dox ci diggante doomu aadama yi différent yi am ci diggante doomu aadama yi ci ñoom lañ koy delloo nga dem ba sentir ñi nga xamante ni ñoo yor justice li ñuy àtte nekkatul li nga xamante ni mooy li méngóog li ñu war a àtte. nit ñi nga xamante ni ñoo waroon am jafe-jafe dem ci ñoom buñ la tooñee nga mën a dem ci ñoom ngir jot sa àq boo tooñee ñu teg ci yow sanction bu tax bu ëllëgee doo tooñ société bu demee ba sentir ni ñooñee nga xamante ni ñoom la dénkoon justice ñu nekk ñi nga xamante ni taxawatuñu fi ñu war a taxaw loolu dana sabab ci nit ñi ñu yee li nga xamante ni mooy violence bi nekkoon ci seen bopp ngir ni jàpp nañ ni justice boobu mënatu leen assurer li nga xamante ni mooy jàmm mais ñoom ci seen bopp ñoom ñooy taxawal pour taxawal si nga xamante ni mooy seen justice. moo tax alquran mosul seetaan yonent yàlla Muhammad mosul seetaan espace bi nga xamante ni moom lañ doon dund ngir ni kenn ku nekk na dellu ci li nga xamante ni mooy tax jàmm mën a am ku ñu tooñ ñu xamal ni la yaa tooñ ku tooñ ñu dal ci sa kaw ba bu ëllëgee doo tooñ moo tax yaa ngi koy dégg ba mu naan unsur axaaka zaliman aw mazluman seen bokku jullit bu tooñee ak buñ ko tooñee jàppale leen ko ñu ni ko mën nañ ko jàppale bu fekkee dañ ko tooñ mu jot ay àqam mais bu fekkee moom moo tooñ ndaka lañ koy jàppale mu ni mooy ngeen xamal que ni ko moo tooñ ngeen xamal que ni ko moo tooñ bu ko defee doo ànd ak nit doo ànd ak groupe te yëg ni ñoom ñoo tooñ mais sa far ak sa àndandoo ak ñoom
tax nga bëgg saxal ci li nga xamante ni xam nga ni ñoo tooñ loolu li muy sabab mooy ñi nga xamante ni ñoo war a àtte bu ñu demee ba ñu nu war a àtte amatuñu confiance ci ñoom mu am rupture pacte de confiance boobu waroon dox seen diggante amatul mooy nit ñi ñooy mbugg jugal seen bopp ngir régler seen bopp seen problème yu bopp parce que wóolatuñu ñi leen di àtte kon loolu source de violence bu rëy la moo tax yàlla bi mu wax ak Daawuda naan ko yaa Daawud innaa ja'alnaaka xalifatan fil ard fahkum bayna naasi bil haqq indi naa la wuutu la ci kaw suuf ngir nga doxal dëgg mais na nga fexe ba boy traité ak doomu aadama na nga traité ak ñoom ci dëgg wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah bokk aw nit far ak ñoom bokk ak moom parti politique bokk ak moom daayira bokk ak moom mouvement bokk ak moom xiir wala leneen bu mu tax nga jeng ci ñàkk atte seen diggante li nga xamante ni mooy keneen li nga xamante ni mooy dëgg donc ñàkk atte dëgg bokk na ci source yi nga xamante ni tey ci suñu société dafa sabab li nga xamante ni moom mooy violence bi beneen bi bokk na ci li nga xamante ni moo sabab violence ci société bi mooy ay ndaw yi nga xamante ni seen ay préoccupation jàpp nañ ni ñi leen jiite jëluñu ko en charge ay ndaw yi nga xamante ni jàpp nañ ni seen ay préoccupation seen société jëlu ko en charge te yonent bi dafa waxoon ni ni'mataani ma'bunun fihima kathiru min an-nas as-sihha wal faragh mu ni ñaari xéewal a ngi nii nit ñi ni nga ko war a jëfandikoo dëgg jëfandikoo wuñ ko te xéewal yi boo ko jëfandikoowul ni nga ko war a jëfandikoo mu nekk tooke ci sa kaw yàlla bu la joxee wér jox la temps wér googu ak temps gi jëfandikoo ko ni nga ko war a mën a jëfandikoo mu nekk tooke ci sa kaw mu nekk danger bu rëy mu nekk poison bu rëy ci sa kaw moo tax xoolal tey sunu société jeunesse bi leen bàyyee ñu nekk une jeunesse désœuvrée bëgg xëy te mënuñu xëy ñu créer leen ay conditions yi nga xamante ni ci oisiveté la jëm mooy di nga jàng ba génn te doo am loo def nga nekk ci koñ di dem ak a dellu si di am ay soxla yu fajuwul di bëgg loo régler te régler woo ko di seen ay yeneen nit yu nekk ci yeneen espace di am ay privilège te li leen ko may mooy li nu bokk ak nit wala li nu ànd ak ay nit ngay gis loolu mu nekk di cristalliser benn frustration ci biir xolu li nga xamante ni mooy ndaw ñi dañuy dem ba benn jamono ñu sentir ni société bii ñin ko dénk jëluñu en charge seen ay question ñoom ñu mujj yeewu daal di koy jëlal seen bopp en charge te bu boobaa du baax ndaxte ay ndaw boo leen bàyyee ci espace ñuy lekk ka naan di dem ci espace gymnastique yi di defar seen yaram mën a nekk ci espace su fowukaay yi di dem ak a dellu si ñu nekk ci moment boobu am temps am wér-gi-yaram te temps boobu ak wér-gi-yaram gi société bi jëfandikoo wuñ ko ni mu ko war a jëfandikoo ba mu amul jeexintal ci société bi am jeexintal ci moom jeune bi en tant que tel li muy di nekk mooy tooke moo tax xoolal tey sunu société bi heure bu jeunes yi jógee lu bëri dafay yàqu parce que waroon na leen fekk ci feneen ak feneen mais fekku leen fa oisiveté boobu nga xamante ni am na ak wér-gi-yaram boobu borom bi subhanahu wa taala jox leen ko te jëfandikoo wuñ ko ni ñu ko war a jëfandikoo suñuy société teganu ay politique yu permettre ndaw yooyu ñu mën a am li nga xamante ni bu ñu xëyee suba ci loolu la ñu jëm ba du ñu am temps ngir yàq du ñu am temps ngir mooy loolu li mu jur mooy ci société bi tey musiba yu bëri ñoom ñoo koy def il faut que aussi suñu société yi ñu xam ni violence loolu da koy indi boo nee bërit ñu wuy si la demal ci làmb ji heure bu ne bërit mu fees dell buñ doon wootee benn musicien bu doon ñëw ci dëkk bi day fees dell boo gisee benn lu waay yëkkati jug la yóbbu leen dañuy dem ba nga xamante ni amuñu benn destination dañuy mel ni rek benn xottu bi nga xamante ni lu ñëw yóbbu leen parce que dañu am temps am wér gi yaram te amuñu ci luñ ko def loolu di sabab ci ñoom li nga xamante ni mooy ñàkk mën a xam fu ñu jëm bu ñu demee ba benn jamono ñu cristalliser frustration boobu nekk ci ñoom di yeewu ci kër gis sa waajur sonn te mënoo ko jàppale di yeewu ci kër gis courant te war ko mën a fay te mënoo ko fay nga jàng ba sotal war a mën a doon dara te doonoo ko nga nekk ci société bi kenn considéré wu la mënoo sax denc soxna parce que société la bi nga xamante ni société de l'avoir la et du pouvoir yooyu boo demee ba cristalliser frustration boobu li muy jur ci société mooy lii donc il faut que ñu régler problème mu jeunes yi bu fekkee bëgg nañu muccal suñu société ji li nga xamante ni mooy violence boobu beneen bi nga xam ne dana indi violence ci société mooy bu ñu demee ba ci société bi ressources yi nga xamante ni ñëpp a ko bokk ñu sentir ne am nañu ci am privilège ngir seen bokk ak ànd ak kenn da ngay nekk ci université bi jàng ba am xam-xam nga gis benn waay si nga xamante ni ànd gi mu ànd ak diw ci wàllu politique wala ànd gu mu ànd ak diw ci wàllu diine moo ko may ay privilèges yi nga xamante ni yow jàng nga lu ko ëpp
loolu warul may kenn dara. ànd ak nit ci wàllu politique wala ànd ak nit ci wàllu diine warul may kenn dara. ku ne loo am alquran dafa bëgg ku ne lu mu am mu def ko ci effort boppam. yàlla daf ñu jox ñu ñëpp départ ñu tolloo ci mu bëgg kenn ku nekk lu mu am mu jógee ci effort boppam. mais ànd ak nit wala far ak nit warul may nit dara. loolu bu amee ci société nga gis ay nit yu yor ay millions di ko fowee di ko sànni di ko séddale di ko caaxaane te waxtu woowu ay ndaw ñu ngi jàng am li nu war a am te mënuñu jëfandikoo ressources yi ku ne jot ci seen wàll. loolu aussi bokk na ci li nga xamante ni moo sabab tey violence yooyu. donc il faut que aussi suñu société yi tey ñu xoolaat ñi nga xamante ni ñoo ko jiite ndaw yi aussi ñu yeewuwaat xam li nga xamante ni moo war a nekk seen taxawaay. parce que type de violence yi yëpp kenn ku nekk ci ñun xam na ko te lenn lu nekk ci ñun mu ngi yee ay fitan yi nga xamante ni kenn xamul nu mu toll. donc il faut que sunu autorités yi ak ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ñu yeewu ci loolu. loolu mooy may jeunesse bi ñu bañ a nekk ñi nga xamante ni dañuy versé wu ci violence. amul kenn kuy dugg ci violence mu amul la njëriñ. amul kenn kuy dugg ci violence mu amul la njëriñ même bu fekkee parfois du mën a ñàkk mais benn laps de temps la parce que bëriwul njëriñ. yéen ñëpp yéen a ngi jàng histoire Bilqis bi ko Souleymane yónnee lettre ba innahu min Souleymane wa innahu bismillahi rahmani rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Souleymane woo ko ci bu ñu wuy si yàlla ci diineem jóg ne wéetal yàlla. Bilqis dafa wax ak ay nitam qaalat ya ayyuhal malaw aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. yéen ñi nga xamante ni yéenay suma peuple yéen ñi nga xamante ni yéenay kilifa yi yéen a représenté réew mi du ma jël benn décision lu dul dama leen ci consulter ngeen jox ma ci seen xalaat. moo ngi wax ak waa dëkkam mais ñim ko seqal jàpp nañ ni violence mooy régler mbir mi. qaalu nahnu ulu quwwa wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayka fanzuri maza ta'murin. ñun boo nu xoolee nga xam ni ñun boroomi doole nanu ñoo ngi ak armée bi nga xamante ni fu ñu ko teg lu ñu fa bëgg yàq ko. am nañu capacité de destruction bu jéggi dayoo ñoo ngi ak armée bi nga xamante ni lu ne mën na ko yàq. donc yow rek yaay xool loolu digal ñu def ko. mais Bilqis même bu fekkee jigéen la leadership am ak management am mooy ko woon muy versé wu ci li nga xamante ni mooy ci violence. lan la wax qaalat inna al-muluka iza daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kazalika yaf'alun. mu ni bu leen jëfandikoo violence parce que li nga xamante ni mooy armée heure bu duggee ci espace lam fay def mooy dafay yàq lu fa gënoon baax mu yàq ko. te ñi fa gënoon tedd ñooy mujj nekk ñi nga xamante ni ñoo gën a doye di. xoolal rek bu fekkee dañu jëfandikoo violence ci espace universitaire bi ku fi yoroon boutique am sarsi ko ba mu fees bu violence bu bëree yëppam yàqu moom mi nekkoon démb di jàppale keneen ak keneen moo mujj tourné tàllal loxoom di laaj. xoolal ki nga xamante ni mu nga amoon wér gi yaramam bu violence bi demee ba jéggi dayoo moom mu ñàkk ci tànk ba mu ñàkk ci cër ëllëg moom moomu nga xamante ni mënoon na nekk leneen mooy mujj tourné nekk handicapé di tàllal loxoom di laaj. yéen ñëpp seen xel mu ngi dem ci ñi nga fekk violence yi fi amoon en 2001 2011 2010 2011 yéen ñëpp seen xel mu ngi ciy dem. man xam naa ci ay nit yi nga xamante ni li Bilqis doon wax innal muluka iza daxalu qaryatan afsaduha. ay nit yi nga xamante ni fii ci biir village tey bi violence yi di am ñu ngi tëdd ci seen kaw lal bokkuñu ci sax ñu fekk leen seen i ay biir néeg dóoru leen nàccal leen yóbbu leen kaso tëj leen te bi ñuy jug moom fekke wuñ ko. donc violence heure bu jógee boo deful attention li muy yàq kenn xamul lu mu toll. moo tax ñu war a fexe def lépp ba nga xamante ni violence dañ koy dindi ci suñu doxalin. mais malheureusement yi nga xamante ni mooy ci psychologie sociale bi dañu dem ba gëm ko te boo deful attention mu nekk dëgg mooy fekk jëfandikoo wuñu violence dara du réglé wu. dafay xaw nuru sax dëgg. te lépp li nga xamante ni waxtaane wuñ ko ci waxtu jàmm bis bu jàmm ji passé musiba mooy am te du sotti. da ngay gis yu bëree point yu bëri nit ñi di ko discuter autorités yi war ko régler jël ci seen ay décision ci ni mu gën a gaaw. ay mbir yi nga xamante ni yaa ko signé te bi nga koy signé kenn saxelu la dara nga wax ceeg ay nit ba nu d'accord ci ngeen tënk ko te instrument ak mécanisme yi tax nga mën ko matal mu ngi fi. mënuñu ko matal ba mu jur ay violence ay nit nga di ci loru
te il faut que rek ñu jug barré national bi wala ñu am lu ñu yàq pour ñu mën a réagir loolu mooy échec pire loolu échec la bu fekkee autorité foofu la tollu échec na autorité war na am capacité bu ko permettre mu mën a anticiper ci ay mbir lépp li nga xamante ni kóllërante ak ay nit mu mën ko matal bala nga xamante ni mooy situation yi di egg fi mu egg nii musiba yi di bëri ay nit di ci loru ay nit di ci yàq bu ko defee bu boobaa ñu daal di dajalewaat daal di wax nan def lii tàmbali ay mbir bu ñu demee ba benn jamono ñu arrêté waat ko ba benn jamono ay situation politique wala ay yeneen xewaat ñu daal di koy mottali loolu du doxalinu autorité ni autorité nañ jël seen responsabilité ñu assainir université bi ñu fexe ba jàmm am fi nit ñi mën a jàng te ku jàng ba génn mën a am ci loo ne étudiants yi aussi ñu jël seen responsabilité parce que aussi violence mënu leen continuer ci versé wu loolu du doxal réew loolu mënu ko doxal même bu fekkee mënta ñàkk parce que noonu la leen gëmal ñi fi jaar ci jaar yëpp xam nañ ni loolu mooy doxalinu université bi mais loolu du doxal réew donc kenn ku nekk na jël responsabilité autorité université nañ jël seen responsabilité moo xam CROUS la moo xam rectorat la mais aussi étudiants yi ak ñi leen jiite ñu jël seen responsabilité kenn ku nekk li nga wax ak sa morom nga matal ko loo mënul bul ko wax mais loo engagé wu pour def ko nga def ko te condition yi tax étudiants yi mën a jàng bu normal ñu matal ko ñoom it ñu jàng bu normal bu leen permettre aussi bu ëllëgee ñu mën a doon dara ci réew mi te ñu ubbil leen ay buntu yu tax ñu mën a doon dara ci réew mi loolu mooy yi nga xamante ni jàpp nañ ni à peu près mën na sabab ay violence ci cadre universitaire bi te li ma wax nit ñi tàllal xam université bi yàgg fi maa ngi fi seen ay bopp yi nga xamante ni xam nañ li may wax bu yàgg ba tey loolu mooy dox ci université te loolu war na jeex ñu jël suñu responsabilité ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان عراما وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا